une heure di benn waxtu jot na te tribunalu Dakaru ñu dikk ak yéen ci xibaar yi. li ci gën a fës coowal Petro-Tim information judiciaire biñ ci ubbi mi ngi jëm ci topp yu bëri lu si mel ni guerre njublang ak àndandoo di def ñaawteef ci xibaar yu RFM procureur jëbbal na dossier bi ab juge d'instruction sànq rek njiitu forum civil di sàkku ñu gën a dooleel OFNAC wante tam kuréel googu di xeex guerre ak mbuxum di génne rapport am ci waxtu woo mu jotee Birahim Seck di addu gannaaw ba ñu tabaatee soxna si di Seynabou Ndiaye Jaxate ci bopp kuréel googu di OFNAC coowal sopli si directeur bu ARM tontu baykat yi sàkku mu abale nee na liggéeyam képp lay def ndax nag du seetaan njëkki di yokku saa su ne moom Amadou Abdoul si sax ñi nga xam te ne ñooy baykatu soble yu Cees yi ñi ngi koy jàppale ci dogal bi mu jël jëm nag ci bàyyi soble importé bi di dugg fii ci réew mi xibaaru bitim réew Georges Déthié Diop lañ ci àndal Georges ñu ngi lay nuyu. maa ngi lay fay laaju Ndiogo. li ci gën a fës daañu dem ba ca Côte d'Ivoire foofee ay parti fétéo ci ku jég boycotté li nga xamante ne moo di commission électorale indépendante bi bokk na ci waa PDC yi ak waa FPI naka noonu itam ay kuréelu organisation ay kuréelu société civile ñoom li ñu ñaawlu ni consensus amul ca mbir ma daañu dem itam ba ca Centrafrique policier ya ñoo nga grève foofu ca Bangui benn policier gisuñ ko ca mbeddu capital ba ñoom li ñu ñaawlu ñi ne kilifa yi fulaaluñu seen i nekkin ci seen i liggéey. ba ci kanam Georges ngir yaatal gi buñ ci noppee tàggat yaram ànd ceeg Youssouf Bodian Youssouf ñu ngi lay nuyu. di la fay Ndiogo. li ci gën a fës équipe nationale bu basket bu Sénégal bu góor ñi yegg na tey ci suba ca Dongguan ca Chine gaynde yi foofu la ñuy amal seen match de groupe yi match bu ci njëkk dimanche lay doon seen diggante ak Lituanie dinañu gën a xamee kon joueurs yi nga nekk yi xamante ne ñoo ci équipe boobule di Lituanie. football phase nationale petite catégorie tey lay jeex fële ca stade Lamine Gueye bu Kaolack fa la ñuy amalee finale yi ci wàllum U17 ak U20 Kaolack kon di waajal ngir dalal kon xew-xew bu mag boobule ci wàllum petite catégorie. ba ci kanam Youssouf ci yàttal gi buñ ci noppee li ci yéenekaay yi jeexalaat gis-gis ñuy waxtaane tey nag jëflante diggante Sénégal ak réew yu am doole yi ci wàllum koom-koom sabab li di ndaje tikaat bi ñuy amal ci réewum Japon mu nekk li gën a fës ci xibaar yi ne studio leen ci ay faram-fàcce. Abdoulaye Diop moo nekk ci machine bi mbokk ñu leen di nuyu dellu di rafetlu bu baax a baax seen ànd ak rajo Futurs Médias xibaaru digg bëccëg gi dañ koy door wàllum yoon ak mbirum Petro-Tim enquête bi nga xam te ne ubbi nañ ko ci xibaar yu mujj RFM am ko moo di ne procureur de la République sànq nag jébbal na dossier bi ab juge d'instruction moom nag mu war a ubbi information judiciaire neel nag alxam di x bokk na nag ci li nga xam te ne nag moo tax mu jukk mooy wàllum njublang wàllum tamit àndandoo defi ñaawteef naka noonu tam setal xaalis bu lewul naka tam wàllum guerre leeral yeeg Anna alarba ji le procureur di jébbal dossier Petro-Tim bi juge d'instruction bi dossier boobee mu ngi ëmb enquête division des investigations criminelles ak i pièces jointes waaye itam rapport 2016 bu office national de la lutte contre la fraude et la corruption OFNAC ci anam yi nga xamante ne moom la ñuy joxe contrat pétrolier yi fii ci Sénégal procureur nag dafa sàkku juge bi def benn poursuite contre X maanaam tudd ci kenn charge mu jàpp moo di association de malfaiteurs détournement de deniers publics escroquerie jëm ci wàllu deniers publics bi luubal guerre fraude fiscale waaye itam blanchiment de capitaux seede yi nga xamante ne ñoom la ñu déglu ca dikk andi ñu firndeel yu leer yoo xamante ne mën nañ teg ay tuuma la ci kaw Aliou Sall loolee waral poursuite contre X bi fàttali ne lu tollook 25 nit la ñu daal di déglu gannaaw appel à témoin bi nga xamante ne procureur daal di na ko lancé gannaaw reportage yu BBC def ji ci wone ab scandale boo xamante ne mu ngi tollook ci lu jege 1 milliard ci suñu koppar. Ana Rocha ci coow loolu ba léegi nag Aliou Sall rakk njiitu réew mi nga xam te ne ñu ngi koy tudd ci coow loolu fi mu toll gum ni nag ci l'enquête bi kenn mënagu ko setal loolu nag ay nit ñu seen xel màcc ci wàllum yoon ñoo ko xam ne ñoom nag ñiy wax nag mbir yi fi mu toll nii fan la jëm leerale Pape Bes di baax. ginnaaw déglu témoins yi ñu ubbi beneen procédure bu bees di information judiciaire loolu di gëneen tur ci enquête préliminaire yi police wala gendarmerie faral di def information judiciaire mooy yoon gi juge bi ñu saisir di jël def ay enquête am wala investigation wam pour mën a feeñal dëgg gi moom nag day seet ngir seetal wala mu tuumal si lay def après ordonnance de renvoi kayit gu mu jëbal tribunal bi ngir wane ne am
na lu tax ñu war a mën a def atte li mu am nag su jarul ñu dem ci tribunal bi day def non-lieu jeexal mbir mi fi mbir yi toll si procédure bi dëgg la alaxam la ñu visé joxoñuñ kenn waaye nag kenn itam génnul ci alaxam googu d'après explication wu nag benn juriste nee na Aliou Sall ak Franck Timis fi mbir yi toll kenn déchargé gu leen suñu demee ba jeexal procédure bi rek lañ mën a xam ndax jar na ñu dem ci kanam tribunal bi ginnaaw élément yu ñu am instruction bi ñu ubbi nag mën na tax ñu envoyé ay commission rogatoire ci bitim réew su fekkee ne ginnaaw bu ñu defee enquête yépp am na ay éléments yu war a mën a tax ñu chargé Aliou Sall mën nañ ko boole nag ak plainte bi nga xam ne ñoom waa Abdoul Mbaye Thierno Alassane Sall Mamadou Lamine Diallo dajaloo ci CRD defoon na waaye gis-gis googu am na benn avocat bu ko dàq moom lu mu expliqué mooy infraction yeeg délit yi nga xam ne moo nekk ci ñaar yi bokkul ndax ñoom Abdoul Mbaye seen plainte dañu nommé tudd Aliou Sall ci biir procédure bi nga xam ne moom la procureur nag ubbi woon visé wul woon kenn. Pape Bess di baax des ba léegi ci wàllum yoon ak OFNAC di kuréel gi xeex ger ak mboxum ci réew mi ka fa nekk nag di Seynabou Ndiaye Diakhaté moom nag njiitu réew mi daal di koy dëggalaat joxaat ko beneen mandat ci bopp kuréel googu moo fa def yeneen i ñetti at ñi nga xam te nag ñooy waa Forum Civil di kuréel gu xeex wàllu nag yorin wu sell ne nag ci mandat bu njëkk bu Seynabou Ndiaye Diakhaté am na yu bëri yoo xam te ne des na teewul nag bokk na ci li ñuy gën a xaar jamono ji mooy ñi di coppite ci kuréel googu gën ko dooleel mu gën a mën def liggéeyam naka noonu tam muy génn ay rapport am ndaxte loolu tamit wàllum leeraanga da ci am solo Birahim Seck mooy njiitu Forum Civil. premier mandat bi nga xam ne madame Seynabou Ndiaye Diakhaté def na ko li ñu ci mën a wax rek mooy yëngu-yëngu bi bariwul woon maanaam li ñu doon xaar ci wàllu réforme li ñu doon xaar ci wàllu xeex corruption li ñu doon xaar ci wàllu transparence redevabilité amul woon li ñu doon taxaw di xaar moo ëppoon doole doon influencer pour que mu am ay réformes yoo xam ne dinañ mën a aar sunu alal dinañ mën a également prévenir corruption ci fii ci Sénégal waaye depuis ay bés ci ginnaaw gis nañ ne kat madame Seynabou Ndiaye Diakhaté mi ngi yëngu mi ngi def ay ndaje mi ngi communiquer ci wàllu bi nga xam ne mooy wàllam bokk na suñuy attentes yu gën a fort yu gën a am doole ci Forum Civil mooy fexe ba liggéey ba am benn loi sur la déclaration de patrimoine boo xam ne dafay méngoog bëgg-bëgg convention des Nations Unies day méngoog bëgg-bëgg également convention Union africaine sur la prévention de la corruption donc tax nañ ñoom seen bopp taxawal nañ benn kuréel boo xam ne pour réfléchir ci texte yooyu loolu dañ koy rafetlu bokk na ci également li nga xam ne dañ koy xaar mooy OFNAC taxawaay boo xam ne tey jii projet de loi bi nga xam ne mi ngi nelaw ci tiroiru gouvernement bi ci wàllu accès à l'information am OFNAC am ci taxawaay boo xam ne dina tax ba loi boobu ñu génne ko ñu mën ko adopté bokk na ci également publication rapport OFNAC yi parce que ça fait des années OFNAC également dañ koy wax di ko waxaat dafay tardé ci wàllu publication ay rapport d'investigation ak ay rapport d'enquête am te loolu dafa nekk loo xam ne dafay jëmmal wàllu transparence dafay jëmmal li ñuy wax redevabilité dafay jëmmal li ñuy wax également bonne gouvernance nekkoon Birahim Seck di njiitu kuréel gi di Forum Civil wax ci mbirum Khalifa Sall coow li di wéy ba léegi gannaaw kàddu yu mujj yi ci président Macky Sall yëkkati te nag saa yu ko neexee la koy may grâce di maanaam njéggal kenn ci ñi nga xam te ne nag ñoo jokkoo gi ci Benno Bokk Yaakaar ne nag président du nangu benn yoon pression ñu teg ko ndaxte tamit yoon moo ko may saa su ko neexee daal lay jéggal ku ko sopp ñu déglu Pape Mawo Diouf doonoon tey gànnu koy RFM matin. président de la République waxul lu dul li nga xam ne moom la sunu charte ndey réew tënk ci sunu constitution suñu charte réew ndax dafa ne rek le pouvoir constitutionnel moom la jox capacité mu mun a def li nga xam ne moo di grâce saa yu ko soobee moom mi nga xam ne moom la ko charte réew mi jox saa yu yaakaaree ne war na ko def dina ko def waaye du lu muy toog di ko waxtaanee ci mbedd noonu la ko waxee c'est pas des choses qu'on peut dont j'ai envie de parler comme ça du noonu lañ ci waxee man lañ jox responsabilité yi saa yu ma ko soobee dinaa ko def saa yu ma ci gisee man yaakaar ne war naa ko def dinaa ko def léegi nag loolu am na nuñ ko traduire ci français am nuñ ko taxawee mais loolu yëpp day firndeel lenn réew mi du lu ñuy caaxaane ndax li ñuy wax lenn la ki ñuy wax dañ ko daan sunu institution yi ñoo ko condamné grâce du loo xam ne da nga koy obtenir ci pression di ko obtenir ci pression de l'opinion di ko obtenir ci pression loo xam ne émotionnel la di teg nit ñi
tuuma di leen wu leen nekk bi woon ci benn jour boo xam ne dañ naan dañoo ñàkk yërmande amuñu xol non demeewul noonu grâce fi ñu ko prévoir balaa ngeen naan naam ne fa balaa ñoo wax waxu grâce procédure bi jeex loolu la wax kay mais léegi grâce bi nag gannaaw moom lañ ko yeyoo nañ ko bàyyee xam nga nit mooy li ma la wax sànq rek doo ko jiital di ko faxatal doo joxe bopp rocc ci Lamine di kaddu yi Pape Maw Diouf yor kaddu gi yor jokko ñu dañ ko jokko gi kon ci Benno Bokk Yaakaar tey ji moo doonoon ganuk Babacar Fall ak Pape Bestiba ci RFM matin 1h tegal fukki minutes. pour man RFM mooy rajo bi gën a jege askan wi. RFM rajo bi jaamu seen soxla. wéy ci xibaar yi ak nag coow lu amoon tey ci suba ci hôpital général bu Grand Yoff li ko waral moo di ne syndicaliste ya fa nekk ñoo bëggoon a amal assemblée générale waaye dañ leen tere ne duñ fa dugg di loo xam te nag ñoom ñaawlu nañ ko ñu joxam ci nag ñi nga xam te ne ñoo jiite l'hôpital ba ne nag dañoo yóbbu jël ay nit yori ngànnaay foofa ngir bañ ñoom ñu dugg ñoom nag ñaawlu nañ ko te ne nag loolu duñ ko nangu ca seen l'hôpital ba ndax seen bërëbu liggéeykaay la Cheikh Seck nekk ci hôpital général bu Grand Yoff moom moo jiite syndicat démocratique des travailleurs de la santé et de l'action sociale ñu déglu ko ci micro Salimata Aw. ñun yoon moonu may ñu war a mën a toog def ay revendications mais à la place direction bu tiit la nanguwul sax ñu wax ak ne li gën a graaw ci mbir mi moo di non seulement ñi fi nekkoon doon gardien di jouer rôle normalement dàq nañ ci 14 indi ay nit jox leen ay armes tey ce matin pour ñu dugg ñun sax suñu biir hôpital sax dañ ñu koo tere bu ñu demee nag ba suñu hôpital bi ñuy liggéeyee ay nit ñoo xam ne bokkuñu ci loolu nag ñi ngi koy wax autorité ñu jël seen responsabilité en tout cas situation bi graaw na trop doy na waar trop loolu moo fi am. mu nekkoon Cheikh Seck jiite nag S3D 3S di nag syndicat bu yëngu ci wàllum wér-gu-yaram nekk tam foofu ci hôpital général bu Grand Yoff gannaaw wér-gu-yaram njàng mi ak nag mbind mi ci université yi ak plateforme bi di Campusen ñu war ci bindu jaarale ko ci xarala yu bees yi ñu ubbi ko nag semaine bi ñu weesu war ko wér ba fukki fan ci weeru septembre bi ñu dëkkmal ca Kolda nag ñi nga xam te ne ñoo am bac ren am na ni jafe-jafe ngir mën a bindu ndax connexion bu baaxul ak yeneen jafe-jafe tax sax ba ñi nga xam te ne ñooy étudiants yi fa nekk ñoo leen di dimbali ngeen ñu mën a bindu ci Campusen Abdoulaye Diallo. ay diwaan yu mel ni Kolda foo xam ne ñiy jëfandikoo wàllu xarale yu bees yi barewuñu ngir nouveau bachelier yi bindu fii ci plateforme Campusen yombul. Les étudiants n'ont pas accès à l'informatique là c'est un problème. premier jour bi xawoon naa jafe mais deuxième jour bi yomboon na daal. premier jour bi accès à internet moo nekkoon suñu problème 2 premiers jours yi ak nawet bu fi nekkoon accès à internet bi dafa amoon jafe tuuti xale yi ñëwoon nañu bëriwoon nañ fi mais malheureusement les 2 premiers jours ñaari fan yu njëkk yi mënuñu liggéey normalement. ñu bëri ci yooyu nouveau bachelier dafay fekk daanaka amuñu benn xam-xam ci wàllu xarale yu bees yi. ñuy ñëw yëpp pratiquement mënuñu informatique sauf quelques-uns ñoom ñooy mën a manipuler rek parce que dañuy mën a am naviguer mais pour dugg ci biir dëgg-dëgg duñ ko mun nga am ñu bëri dañuy ñëw tamit fekk amuñu tamit boîte email loolu tamit benn handicap la. mu waral seeni ay mag étudiant wala borom cybercafé yi di leen jàppale ngir ñu mën a bindu. parce que tu es obligé yow mi sax nga assister leen pour ñu xam parce que dañu leen expliquer tamit ñu ñuy defee choix yi tamit quoi. centre de recherche et d'essai bu ministère de l'enseignement supérieur bokk na ci ñiy dimbale yooyu nouveau bachelier ba ñu mën a bindu ci plateforme Campusen. Campusen bi inscrire nañu 20 xale ak benn. waaye ñëpp ay joytu wàllu jafe-jafe yi nekk ca réseau internet fii ci Kolda. jot ci internet ci Kolda jafe na honnêtement fii moom jafe na. surtout ak nawet bi nii qualité internet bi c'est tellement mauvaise parce que qualité internet bi baaxul même à l'heure actuelle là même dañoo am problème de connexion. ngir jafe-jafe yooyu yëpp ñoo waral ba ndaw yi di sàkku ngir ñu yokk diir bi ñu jagleel wàllu bindu ci plateforme Campusen RFM Kolda. Abdoulaye Diallo wax naka ci coow li am jamono ji gannaaw bi nga xamante ne waa ARM jël nañu dogal daal di ubbi marché bi soble bitim réew mën a dugg fii ci réew mi loolu nag lu ko dalee démb ñaar fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru août di loo xamante ne neexul béykatu soble yi rawatina ñi nga xamante nag ñoo nekk ca Potou sax ñuy sàkku njiitu ARM Amadou Abdoul Sy tekki ndombal tànkam moom nag nee na defu ko tey defu ko ëllëg ndax liggéeyam képp la def te nag wax na lan moo waral mu jël dogal boobu ñu déglu ko moom Amadou Abdoul Sy. dañu sentir que prix bi chaque jour day gën a yokk prix bi di yokk te produit bu quantité bu ñu am di wàññeeku ñu def tout nañu waxtaan ak ñoom convoqué réunion bi ba ñoom rek ñoo doon défendre ñu bañ commerçant yi wone ko ñoom dañuy jaay 425
ñu génn salle bi dem ci rajo yi commencé def ay déclaration ñun ñu toog ba réunion bi pare ñu décider que dañuy ubbi marché bi à partir du 27 ñu def seen déclaration wax nañu ko am nañu 8000 tonnes marché Gueule Tapée 8000 tonnes bu nekk 40 sacs ñetti téeméeri junni sac xajul ci marché Gueule Tapée ci réew mi yëpp dañuy jot ay prix amul prix bu détail bu nga xam ne yëggul téeméer te produit bu ñu mënul denc lu yàgg la. léegi looy tontu ci li ñoom béykatu soble yooyu yu pot yooyu di sàkku nga démissionné. man dama teg sama liggéey ci xam-xam bu ma am ak terrain bi nu ma mel fii nag dañu ma teg fii ku ma teg fii nag su ma dindee fi man damay jël sama bagage dem parce que fonctionnaire la mais du ñoom ñooy tax ma démissionné pour seen intérêt parce que man intérêt réew mi moo ma gënal ñoom seen intérêt personnel bu ñuy defaan. mu nekkoon Amadou Abdoul Sy di directeur général ARM agence régulation des marchés ci loolu la ñuy des ba léegi ak ñi nga xam te ni ñooy commerçant ak jaaykatu soble yu Thiès ak commerçant ak tamit ñii di béykatu soble yu diwaanu Thiès ñoom nag ànd nañu ak dogal boobu jëm ci ubbi marché bi soble bi importé bi di dugg ndaxte nee na li ñu nemmeeku jamono ji moo di ne soble dafa manqué ci biir réew mi tey ji nag lañ ko fësal ca marché central bu Thiès Cheikh Anta Diop. ñi nga xamante ni ñoom ñoo yëngu ci wàllu soble gi di producteurs yi commerçant yi nekk ci marché central bu Thiès naqarlu lool kàddu yi nga xamante ne rote na ci ñi nga xamante ne ñoom ñooy producteur oignon yi nekk ca Potou di wax ne nag nañu téye soble si jóge bitim réew ngir mu bañ a dugg ci réew mi loolee commerçant yi nekk fii ci diwaanu Thiès de ñaawlu ko lool Ali Ndiaye jiite interprofession bu oignon ci diwaanu Thiès gis ne soble si nekk bitim réew dafa war a dugg ci si réew mi ndaxte soble amu fi. Dalifort rek moom moo am soble waa Thiaroye ña nga foon ñoom nee na amuñu soble waa Pout nag ña nga foon ñoom nee na soble am na Pout mais prix bi dafa cher am na fa joo xam se ni ñu bëri mënuñu see jot benn suñu ñi nga xam tax parce que ñoo ngeen fi gis ngeen ni mu demee lu toll ni Thiès amul soble Thiès ni mu ko ñàkkee noonu la ko yeneen régions yi ñàkkee ARM li muy wax mooy soble amut parce que gis nañ ko Pout nag moom soble am na lay wax mais soble am na bi ñun gisuñu soble bi dégguñu ko fenn kon nag jot nañu indi importation bi bëgg nañ ñu fexe ba importation bi dugg ci marché yi tey militaire mu nekk suba wala tey sax ci guddi gi moom mooy gën. jaaykatu soble bi dañu ko fekk ci place am waaye nee na soble amul ci marché bi nguur gi war na cee jëlee pexe ngir soble bi nekk bitim réew mën a dugg ci fii ci Sénégal bu ñu ko defulee de dina metti lool ci askan wi. kees gi xam nga gisoo fi benn doom soble bi nga fi ñëwee soble war na noo mën a génne importé bi soble bi tasaaroo ci réew mi kenn ku ne jot ci waaye soble mu nekk benn région kese ñu mel ni yaa yor sa prise yaa wooy roof yaa wooy roppi loolu moo war a denc ci Sénégal bu ñëwul day metti lool moom. ñàkk ak soble gi ci diwaanu Thiès nag daanaka laal na jigéen ñi ndugg ci marché bi ba tax na sax soble bi nga xamante ni jamono yi nekk dafa nëpp daanaka ñu ngi koy jaayee kilo bi téeméeri dërëm. RFM Thiès Cheikh Anta Diop. Cheikh Anta Diop coowal soble soosu sax tax ba ñi nga xamante ni ñooy béykatu soble yu Potou ak Gandiol gannaaw bi ñu amee ab ñaxtu démb ca Potou tey ji nag fi Dakar la ñu jëm tey fii ci Ndakaaru daañu fi amal jano ak taskatu xibaar yi ci ngoon gi lay doon ca parc soble ba nekk ca marché bu Dalifort mbay mi ba léegi ak ñi nga xamante ne ñooy béykat yi nekk ca diwaanu bassin arachidier ñoom béykat yi nag jaaxle nañu li ko waral mooy nawet bi ni mu tëddee ren taw bi bëriwul la nee nañ sax ñenn ñi ñàkk lu ñu dund mu ngi leen di yot tax sax ba ñoom nag jamono ji bëgg nañu xalaat leen ci wàllum pexe ndaxte tamit ci nawet bi ni mu tëddee ay jafe-jafe yu tar lañ ci nar a jànkonteel ñu xam ne ñu mel ci ndaje boo xam te ne ISRA mi ngi ko doon amal ca Bambey Babacar Diouf. ñu nekk ci xirim yi ni gudul dakk li ko waral changement climatique yi nga xam ne ñoom ñoo fi gane si producteurs yi mel ni amuñu ci pexe Ibrahima Paul Thiaw. jàngoroy mbéy yi fi mu nekk nii atu ren bi doy na ci misaal dafa feeñal li ñuy wax ci mbiru changement climatique soppeeku yooyu nag tax na amul benn béykat bu mënati waat ne nawet bii ñëw day niroog maamam wala day niroog bi passé nawet bu ñëw ak melam mu bees kon saa yooyu dugg ci nawet xamoo ci noo ciy duggee. naam Institut sénégalais de recherche agronomique mu ngi def ay jéego jëm ci génne ay variétés yu bees yoo xam ne ni day méngoo taw bi li ci métti mooy variétés yooyu liñ leen ciy jox liñ ciy jox producteurs yi bariwul. mënuñoo waat ne jotuñu ci waaye nag li ñi ci soxla ñëpp jotuñu. jafe-jafe yooyu yëpp nag centre bi nga xamante ni moo nekk ci Bambey mu ngi ci bëggee indi ay saafara docteur Nathalie Diagne mooy directrice générale bu Bambey. producteurs yi aussi bëgg nañu jot ci jiw yu bees yi et en quantité aussi te loolu xam naa dañ ci taxaw aussi ak suñu yeneen naataango yoo xamante ne dañuy liggéey ci jiw yi. ci gàncax bi nuñ koy aaree dañuy xool aussi maanaam ci suuf si c'est fertile ou pas donc loolu yëpp dañ ci ay régions yu bëri surtout région de Fatick Kaolack mooy salinité mooy xorom si. donc am nañ ci benn projet boo xamante ne da ciy taxaw. centre national de recherche agricole bu Bambey woowoon ay partenaires am ak béykat yi nga xam ne ñoo nekk ci diwaan bi ci atelier de planification boo xam ne ni dañuy xool nan la ñuy saafara jàngoro yi béykat yi nekk ci bassin arachidier bi Bambey RFM Babacar Diouf.
RFM bitim réew. Georges Dethié Diop lañ ci àndal dañ koy door ak Côte d'Ivoire foofu nag tabb gi ñuy tabb ñi nga xam te ne ñooy ndaw ñi war a bokk ci commission électorale indépendante bu bees ba jur coow ba tax sax ba ñenn ci waa opposition bi daal di gedd. bokk na ci PDC yi ak FPI ñu ne du ñu bokk ci commission électorale indépendante bu bees boobee naka noonu itam ay kuréelu société civile yi ne duñ ca bokk loolee yëpp nag li ko waral moo di dañu jàpp ne amul consensus niñ koy tabb Juma Diouf. loi bi ñu promulgué ci ndorteelu weer bi mooy xamle ni commission électorale bu bees bi di fukki nit ak juróom-ñaar ñoo koy composé juróom-benn ñu nekk ci société civile bi ñett ñu nekk ci nguur gi ak it ñett ñu nekk ci kujje politique bi fi ñu toll nii ñu ëpp ci kujje politique bi ñoom bañ nañu yónnee seeni ndaw parti démocratique de Côte d'Ivoire yónneewul kenn ak it branche légale bi nekk ci front populaire ivoirien xamle na du yónnee kenn ak it plateforme bi ñu dippee ensemble pour la démocratie et la souveraineté nekk benn branche bu bokk ci FPI bu Laurent Gbagbo fi ñu toll nii ci kujje politique bi benn parti bu ñu dippee renouveau pour la paix et la concorde te Henriette Lagou jiite ko moom rek moo ànd ci lii di recomposition bi waaye ci biir société civile bi nag am na xaajaloo ndaxte bu groupe bi ñu dippee plaidoyer et d'action pour une transparence électorale bañee bokk te tamit di wax ne ñu continuer li nga xamante ne moo di waxtaan bu jëm ci indépendance administrative ak it financière lii di Ligue ivoirienne pour ak yelleefu doomi aadama yi moom nee na bañut benn yoon bokk ci li nga xamante ne moo di commission électorale bu bees bii. Juma Diouf Georges dañ dem ba Centrafrique foofu nag policiers yi ñi nga ca cap grève. benn policier daaguwul ci mbeddu Bangui di capitale ba grève boobee nag ñu ngi ko def gannaaw bi ñu dugaloon juróom-ñetti fanu préavis syndicat autonome de la police bu Centrafrique di ñaawlu ni seen i jàmbat ñi nga xamante ni ñoo di kilifa yi fulaaluñ ko syndicat bi bëgg ñu samoon teg lii di décret d'avancement ak yëpp yu jëm ci wàllu seen i statut particulier ñoom policiers ya. décret yooyee ñu ngi ko adopté ci atub 2008 jamono ji nag benn kilifa addoogul ci boobee grève waaye directeur général bu police ba ci ab communiqué bi mu xaatim woo policiers yi ñu taxawal seeni grève googee ngir mën a jox chance li nga xamante ne moo di waxtaan wi ñu door dañu dem ba ci République démocratique du Congo gannaaw bi ñu jógee ci élection ya ba léegi ak ni ñu taxawal ab gouvernement boobee sax tax na ba kenn ci ñi bokkoon ci élection présidentielle boobee di Martin Fayulu mer ci ni gouvernement bi niñ ko tabaxee moom li muy ñaawlu moo di ni ñu bëri fare ak ki nga xamante ne moo di njiitu réew ma fa woon am fa ab coalition di Joseph Kabila Koumba Sandiane Faye. Martin Fayulu ñaawlu gouvernement bu yees bu Félix Tshisekedi bi ni mu tëddee mu duppee ko sax gouvernement Kabila ni mu gis mooy gouvernement bi ñu njëkk a teg ki fi ne woon njiitub réew di Joseph Kabila moo féetewoo daanaka lépp ba tey moom ku ju Tshisekedi googee fa mu ne woon jógu fi ba léegi nii mu ngi laaj ndam lu mu jàpp ne moom moo ko am ci élection présidentielle yi mujj mu jàpp ne bëgg askan wi dañu war a sàllook moom li lépp day wane ne dëgg gi tukkee ci yooyu lépp jongante ci weerub décembre atum 2018 bi ñu génn dañu ko war a génne te xeex bi nañ ko wéyal kàddu yooyee mu xamle ko ci talaata gi gannaaw njeexitalu weerub juillet ba ñu ko gëjee dégg ci Lumumbashi moom mu arduwaat gannaaw ba mu jàppee ne coalition ba mu bokkoon te mu yóbbu woon ko ci yooyu lépp élection présidentielle dafa yënguwut dara loolee tax Fayulu solaat mbaxanewup coordonnateur de la dynamique pour l'unité d'action de l'opposition foofee sax la jaare coppi turu boobu lépp kuréel duppe ko dynamique pour la vérité des urnes booy xool ñi ko faraloon ci élection présidentielle boobee ku ci mel ni Jean-Pierre Bemba ak Moïse Katumbi ñoom dañu mel ni jamono ji ku du muyu bépp ay ak ñaxtu donte sax ñu ngi wéy di laaj ndamu kookee doonoon seen candidat Martin Fayulu li mu bëgg rek moom mooy joxaat ku gi beneen xaar kanam ngir mu mën a xeex jàmmaarloo ko nguur gi fi ne teg pression waa CENI ngir ñu publier lépp lu tukkee ci yooyu lépp jongante lu ko mooy moom Fayulu mu ngi xupp di xamle ne dina boole ji ci yoon ngir ñu sàlloo ko loolee. Koumba Sandiane Faye Georges dañuy dem ba Angleterre foofu nag premier ministre ba dëggal na aj gu ñu aj ak nagum lii di pencum ndaw réew ma ba weer octobre.
Boris Johnson ne moo laaj ki nga xamante ne moo di ren ba mu taxawal li nga xamante ne moo di parlement bi loole nag ay fan gannaaw bi ñuy xaarandi député yi delluwaat ci liggéey ci weeru ba septembre ay bés laata ñoo egg ca li ñu taxawaloon neef boobee le Brexit bi di door moom nag nee na ca ci ab discours ren bi dana ko def ci fukki fan ak ñeent ci weeru octobre te ci discours boobee sax ci lay xamle programme bi nga xamante ne daal jàpp na ne moom dafa yemamaay BBC xamal ñu ne loolu moo tax daal bu ñu jàpp ne député yi du ñu am temps ngir adopter bépp loi bi nga xamante ne mooy taxawal boobee Brexit bu amut ab accord ci fanweeri fan ci weeru octobre gi ñu dëgmal député conservateur bi di Dominique Grieve ñaaw lu loolee nag jàpp ne musiba la te artu ne boo moyut dana tax ba ñu def ab vote de défiance jëmale ko ci nga xamante ne moo di Boris Johnson te bu ñu demee day daanu. jaajëf Georges Jokko Ndial. RFM Sport. yegg si ci xibaaru tàggat yaram ànd ceeg Youssouf Bodian dañ koy door wàllum basket ci góor ñi suñu gaynde yi yegg si nañu sànq kon ca Dongguan tey ci suba leen fa yegg. ca Chine la di dëkk boo xamante ne juróom-ñetti millions habitants la fa la Sénégal kon di amal match de groupe mi ci coupe du monde bi match bu njëkk bi dimanche lay doon bu 11h30 jotee suñu digganteeg Lituanie lay doon di équipe boo xamante ni ci coupe du monde bi mujj ñoom jël ñeenteelu place bi Solo Thiam ñu gën a xamle kon ak joueurs yi nga xamante ni ñoo gën a fës nekk ci équipe bu Lituanie. mu nekk adversaire gu njëkk bu Sénégal lu ñeel coupe du monde bi Lituanie nag am na ci biir sélection moom ñaari joueurs yoo xamante ne ci NBA la ñu nekk ka ca njëkk nag di Jonas Valanciunas moom nag ku ñu ràññee la ci raquette bi beneen joueur NBA bi nag moo di Domantas Sabonis moom nag jeune étalon lañ koy woowee lu jëm ci wàllum dugal pañe nag ràññee nañ ko ci naka noonu it loxo bi jub na lool bu weesoo ñaari joueurs NBA yooyu Lituanie am na itam ay joueurs yoo xamante ni seen xam-xam màcc na ci compétition yi ni mel bokk na ci Mantas Kalnietis mi nga xamante ni tir ouvert kun si ràññee la ñu gis itam ni def na saison gu baax ca France ailier bi di Jonas Masiulis moom tamit bokk na ci ñi gën a yàgg ci équipe bi loxoom jub na rawatina ci lu jëm ci tir à 3 points yi arrière bi di Ronaldas Seibutis nag moom it ci wàllum défense ràññee nañ ko ci beneen joueur gu mat a bàyyi xel Mindogas Kuzmikas moom nag joueur la boo xamante ni offensivement dafa taxaw joueur la itam boo xamante ni ku bëgg attaquer cerceau bi la rawatina li ñuy dippee pañe facile lu jëm ci wàllum dënk itam naka noonu Paulius Jankunas moom it bokk na ci anciens yi moom it dugal pañe 3 points ràññee nañ ko ci bu baax joueur la boo xamante ni itam entraîneur bi dafa am yaakaar bu baax ci moom rawatina ci ñi muy gérer équipe bi sélectionneur bu Lituanie fàttewul itam défenseur bi di Arnas Butkevicius mi nga xamante ni nag wàllum daw moom bàyyee ko lu jëm ci rebond offensif yi itam aay na ci trop lu jëm ci wàccaay coupe du monde Chine 2019 gi Lituanie amal na ci juróom-ñeenti jongante xarito am ci juróom benn ndam ak ñett yoo xamante ni daf koo ñàkk ci atum 2010 nag Lituanie ci ñetteelu place bi la yemoon ci atum 2014 nag dafa daal di ñàkkoon final bu ndaw bi digganteem ak France. Soda Thiam kon jàppale ni Sénégal Lituanie dimanche la gaynde yi ñoom démb la ñu jeexal seen match de préparation yi foofu ca Chine ñu am ndam seen diggante ak Jordanie muy juróom-ñetti match yu ñu jongante ñetti ndam juróomi défaite ci wàllu match de préparation ndaw Moustapha Gaye kon ginnaaw Lituanie Australie ak Canada la ñuy jongante. wàllum football ak phase nationale yi cadet yi tey jii lay jeex. ci final bi nag wala final yi tey lañ koy amal ca stade Lamine Gueye bu Kaolack ci final bu njëkk ba ci moins de 17 ans yi Kaolack moo ciy dajeek waa Thiès bu 16h jotee ci junior yi maanaam moins de 20 ans yi Thiès Ziguinchor 18h comité d'organisation bi kon di waajal dalal lépp kon ci wàllum fête boo xamante ne ñoom nee nañu kon ci lañ koy defee di finalu phase nationale petite catégorie boobule ñu déglu ci kiy jiite comité d'organisation bi nekk tamit président ligue régionale bu football bu Kaolack di Thierno Koso Diané. ñu ngi si liggéey parce qu'on savait que on allait faire la finale si en plus dañ ci yokk finale U20 yi yoroon am Fatick ñu ni ko Kaolack couplé ko je pense que dafay jox affaire bi beneen dimension am nañ yaakaar ni bon cet après-midi la fête sera belle parce que Kaolack waaye quand même dañ mën bés tey du am exception à la règle parce que les affiches qui sont proposées pour les U17 Thiès Kaolack et pour les U20 Thiès Ziguinchor c'est des affiches de rêve et yaakaar naa ce soir tey ils sauront répondre présent
et aux attentes du public qui sera là nombreux. Sànq maa ngi wax ak président Augustin, je pense que ñu ngi préparé pour ñëw jiite délégation fédération bi événement bu am solo la boo xam ne nii ñun Kaolackois yi ñu koy préparé avec beaucoup de sérieux, beaucoup de rigueur pour que bu ñu ñëwee en plus du football il y aura de l'animation culturelle, les écoles de football vont défiler, je pense qu'il y aura un beau spectacle. Tout ça devant nos autorités locales. Bu ñu nekk une fête très populaire. Toutes les ASC navétanes de Kaolack sont mobilisées, les écoles de football, les supporters, parce que le tournoi a commencé ba léegi, tous les matchs qu'on a joués, le stade était plein. À la fin, il n'y aura pas de perdant. C'est le football du Sénégal qui va gagner. Parce que l'objectif du tournoi, quand même, il faut y rappeler que c'est de faire la promotion du football des jeunes, de faire en même temps la détection pour préparer la relève. kon mu ngi noonu final phase nationale petite catégorie ca Kaolack ñu fàttali kon bu 16h jotee sélection bu Kaolack mooy dajeek bu Thiès 20h 18h plutôt ci moins de 20 ans yi Thiès Ziguinchor lay doon. Youssouf football ba léegi waaye ca Tugal te li ñu wéyal match barrage Ligue des champions. bu 19h jotee Club Bruges ak doomu Sénégal mi di Crépin Diatta Amadou Sagna ak Ousseynou Kabin Diagne di dajeek autrichien yi di Linz Ask match aller bi ca. kon doomu Belgique yi ñoo gañoon benn bal ci dara démb Pape Abdou Cissé ak club grec bi di Olympiakos ñoom qualifié nañu ginnaaw bu ñu daanee FC Krasnodar 2-1 Pape Abdou Cissé kon ci ñaareelu période bi la dugg France dañ koy jeexal ak troisième journée Ligue 1 dañ koy yeggali tey Lille Saint-Étienne 17h beneen match bi 19h diggante Nice ak Olympique de Marseille OM ci ñaari bëccëg yi mu njëkk a jongante benn poñ la ci am ba tax na mooy 17e ci Ligue 1 bu France dajek Nice mi nga xamante ni gagné na ñaari matcham yu njëkk yi ba nekk léegi 2e ci classement bi Nice sax ci semaine bi am na ku ko jënd 100 millions d'euros di ki ëppale xaalis ci Angleterre mu ngi tudd Jim Ratcliffe moom moo jënd club Nice boobule nee na li mu ci bëgg mooy fexe ba fii année di ñëw Nice bokk ci club yu gën a mag ca Europe maanaam muy jongante ay Ligue des champions ak Europa League. jaajëf Youssouf laataa ñuy dem ci yéenekaay xibaar bu ñu tam léegi di benn xale bu ndaw boo xamante ne benn tata moom moo ko fël ba mu ñàkk bakkanam mi ngi xew nag sànq kon ca route de Boune xibaar bi nag ñu nangoo ko ci sunu ndaw lañ toogal ci banlieue bi di Salif Sow.